ñu dem tàngal bége jinjeer boisson punch ak ndoxu waalo ñoo leen di may seen émission ndekki li. kon nag mu ngi noonu jërëjëfati sponsor yi gunge émission ndekki li émission nandite yi di ndoxu waalo mu sell mi ak tàngal bége jinjeer mi ànd ak Balla Gaye ak waa Guédiawaye ànd ak ndekki li émission nandite yi wante rawatina it boisson punch mi nga xam ne moom la ñuy diggalee saa su ne ayca mbokk yi dellu nuyu bége ziar képp koo xam ne yaa ngi ñuy dégloog di ñu bége foo mënte ne. nuyu naa leen ziar naa leen nank rek oustaz. waaw parce que da nga dafa am nu mu demee quoi. ndax ni mu demee tax mu demee ni mu demee. mu demee woon ni mu demee du demee ni mu demee. léegi nag oustaz xam nga man dama nekk di leen testé yow ak Mbacke Sylla. léegi semaine bii ñu génn xool naa man ak Mbacke Sylla ndax dana doxam du dox. léegi semaine bii nii damay xool diggante maak yow ndax dana doxam du dox léegi nag yow dañu laa xawoon a génnee en fait ci émission bi tuuti mais léegi dañ la def loolay tubaab di wax réintégration. léegi Mbacke moom itam léegi génne naa ko ci émission bi. bu ko defee boo doxlee rek moom dootul ñëw. bu wàccee sa kanam rek man moom mu dellu si. jeex na Taïb Socé may woo neen bëgg na ñëw. kon nag ngeen xoolaat seen bopp. kii oustaz Ndiaga Seck tamit bu RFM mu ngi woote ne bëgg na ñëw kon nag xool leen seen bopp bu baax. d'accord. naka moom waaw mais man li ma jaaxal tey moom fermeture yi dañoo bëri de xam. fermeture affaire bi. dama am sama benn xarit mu gis lii rek mu ne yow koy tëj lu foofu. yow affaire bi dafa jaxasoo xër xanaa matin bi ni ngeen. waaw li mooy caporal chef. ah bon maa la ko wax. moo tax day torkal moom day yéeme na de man dama ko xaw a ragal sax. chef d'état major. mais maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar bu baax di nuyu ñëpp di nuyu auditeurs yi. di nuyu Abdou Aziz Samb mi ngi lay nuyu. sama papa Aziz. waaw walay ku baax. ak itam Samb Bousso ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. gëj naa leen gis trop te gëj naa leen dégg. yow da ngay dem rek te gëj naa jokkoo ak ñoom. yow da ngay dem rek. namm naa leen trop. waaw ñu ngi lay laajte mais ñu ngi lay laajte nag laaj sa jàmm. waaw mais nee na namm naa leen trop. waaw kon nag Aziz sa waay nee na namm leen trop. mais oustaz. oustaz naka séminaire yi réunion yi ak daje yi xam nga sujet yi. waaw bëri na de macha allah. waaw xam nga doomu aadama bu nekk léeg-léeg da ngay nekk ci mbir mooma di dem waaw xam nga yow moom li nga waxoon rek loo dégg mu siiw. ba mu sës. waaw doo nattali waaye loo dégg rek da nga fax ba kii ko waaye may itam da nga xam ne mën nga fi fekk torkale léeg-léeg yooyu am. waaw ñu wala rek na la kaay nga fekke jotaay sangam ndax yaakaar nañ ne sa xel macha allah wala sa xalaat danañu fa doy. oustaz nag da nga dox léegi macha allah. man daa ma sa raam ba nga daan mën a ngay dox li may wax nga nii xam nga yow xam nga macha allah kay li ngay naan allahumma ij'alni fawqa ma yazunun waghfir li mimma la ya'lamun waa déet mais xam nga dox moom dox. gis nga Nicolas. waaw. nit ku yàlla bind ku nekk yaa ngi dox ça dépend ca na ngay doxee. wallaahi waaw ku yàlla bind rek yaa ngi dox. waaye nag mi ngi dépendre ci yow na ngay doxee. ndax àddina dafa am lu ne ci sunu kanam am lu ne ci sunu gannaaw am lu ne ci diggante bi. dëgg la te lenn lu ci nekk day dox. waxoon naa la fii ne la le monde est vieux. mais l'avenir sort du passé. waaw voilà ci démb ci ngay mën a jànge tey. waaye ci ngay mën a waajal ëllëg. dëgg la ndax ëllëg kenn du ko jàng dañ koy waajal. waaw ndax li ngay jàng day nekk li nga tiim gis ko nga nekk ci action yi. war a xool lenn lu ci nekk fi nga koy jaar. waaye la nga xam ne dafa nekk ca sa kanam. da ngay toog fii pour étudier ko. pour xool noo koy aborder. alxuraan noonu lay waxee. day wax ci li nga xam ne moom la ñu tuddee mustaqbal mooy lu ñëwagul. waaye it léeg-léeg it mu wax ci loo xam ne yow mii di déglu firi mi da ngay defe ni yow lay waxal. léeg-léeg it mu wax loo xam ne daf lay nettali ab xissa. boo xam ne bii dafa nekkoon Muusa wala benn ci yonent yi. nga war caa mën a sëq dara loo xam ne lii. day tax nga defar sa tey pour mën a waajal ëllëg. ok macha allah. mais kon ci loolu yëpp séminaire bi neexoon na. waaw séminaire mooy ndaje. xam nga yow moom. mais neexoon na rek jaar na yoon. waaw mais xam nga man séminaire ba ma demoon. non séminaire bi li ma ci gën a intéressé sax mooy li ngeen sujet bi ngeen doon waxtaanee. oui absolument sujet tout tànk yi xale yi. voilà rawatina xale yi taxawaalu ci mbedd yi. waaw xam nga dafa am benn mbootaay boo xam ne bii. ñii kii soxna su baax suñuy wax soxna Ami Kébé. nga xam ne maanaam ñi mbootaay yi xeet yi nga xam ne dañuy protéger les enfants de la rue maanaam àddina. xale yi nga xam ne dañoo nekk victime des violences. yoo xam ne waruñu woon a am. subir violence boobule. ñoom dañ ciy taxawaay yu mucc ayib di ci waxtaan ak nit ñi di ci waxtaan ak ministère bi ñu dénk wàllu justice wàllu njàngale mi di ci waxtaan ak kilifa diine yi ak daara yi. ñoom nag itam liggéey bi nga xam ne dañ ko tegoon ci seen loxo. ngir ñu xool at yi yëpp nan la tëddee.
loolu ci laa demoon ci séminaire boobu pour joxe ci may itam sama xalaat ci naka la ñuy def ba xale yi nga xamee ne non seulement dañu nekk ci mbedd yi di gëweelu mais victime la ñu tam ndax am na ci ñoo est-ce que xam nga ne xale yi lu nekk la ñuy gis ci mbedd yi dañ leen di violenté dañ leen di leneen lépp kenn mënu ko wax donc yooyu nag nan la ñuy def ba ñu mucc ci waxtaan ak collectivité yi nga xamee ne ñoo yore chef coutumier yi chef religieux yi waxtaan ak ñoom ba loolu nekk loo xam ne lii bu soobee yàlla yaakaar nañ ne liggéey bi nga xam ne soxna si mi ngi ko ciy def ak équipe bi mu àndal lépp dana baax Fataba. macha allah day wane it xarañ bi nga àndal maanaam ba ndaje yu ni mel. parce que ki ko doon ubbi sax mooy nouveau directeur. bi nga xam ne moom la ñuy dénk wàllu justice. maanaam moom fi nu toll monsieur Diouf. Souley Diouf moom moo ko ubbi. te moo di directeur de la justice fi nu toll nii. mu nekk am solo wéeru itam ci ministre bi ñu dénk wàllu yoon. di maître Malick Sall. sama turandoo jooju la. très bien donc je disais donc day wane xarañ bi nga àndal ba tax ñu di la woo ci yooyee ndaje maanaam waxtaan de haut niveau yu am solo yu dajale ay kàngam yu ni mel ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax kon oustaz Maodo Faye dellu si na ci ndekki li en attendant ñu xoolaat seetaat ndax Mbacké Sylla danañ ko réintégrer am déet loolu affaire à suivre temps yi moom dama ñëwaat 2021 bi ak affaire yi tàng jër léegi c'est-à-dire damay génnee di dugal maintenant comme entraîneur quoi damay xool man Maodo Faye bon c'est pas bon xaar ma génne def remplaçant lii bu ma defee remplaçant après ma def titulaire bu ma defee titulaire station yi laa andi ci 2021 bi. waaw kañ ngay bàyyi Roubé. kii adjudant Diop. waaw mu ngi lay nuyu mu ngi la doon laajte durant sa absence. wallaay ndeysaan. commandant Mar Fall Guèye ñu ngi koy nuyu moom itam mon commandant. ainsi que waa force de l'ordre. homme de tenue yëpp. waaw ñooñu baax la ñoom ay soppe lañu ñu ngi la doon laajte bu baax a baax. di say soppe di la ziar bu baax a baax. maa ngi profité ci occasion bi di nuyu le bataillon des parachutistes de l'armée nationale du Sénégal. mooy ñooñu naaw ci kaw xam nga. donc dañuy faral di ñu bàyyi xel bu baax a baax waa armée sénégalaise ci boppam fu ñu mënte ne fu sori. ñu leen di ñoo occasion rek xam nga force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñoo yore réew mi. ñooñu ñoom gàcce ngalaama ñoom. macha allah ndax fi nu toll nii ñoom dañoo tànn liggéey boo xam ne bii jihaad la. te ñoom seen liggéey bu yomb a jaamoo yàlla la. te itam nañ leen bàyyi xel nag. gis nga homme de tenue yi nii kese. déedéet. ñoom ci seen liggéey yàlla daf ci ànd ak ñoom. ndax nit dafa soxla himaaya mooy protection. léegi nag ki nga xam ne moom dafa bàyyi boppam. nekkaale ca kaaraange googu ndax yow. te pourtant gënoo ko ndey gënoo ko bàyyi dafa choisir métier boobu rek. waaw léegi nag kooku moom lépp looy def ci àddina da nga ko caa war a jiital ba noppi. moo tax keroog fi waxoon naa ne homme de tenue yi xam nga lu ñu leen di fay waaye dañ ko war a yokk. wallaahi kon loolu am na solo jërëjëfati oustaz Maodo waaye actualité pour actualité. gis nañ ne actualité bi jamono yi elle est assez politique. loolu waral d'ailleurs démb. elle est pratiquement toujours politique. elle est pratiquement toujours rawatina jamono yi ñu ne elle est très politique. gis nañ ne démb d'ailleurs ci Sud FM la première radio d'information du Sénégal justement on a reçu deux politiques successivement ci émission suba yi. muy benn Cheikh Bamba Dièye beneen bi di suma yaay. Aïda Mbodj léegi damay tàmbali ak Cheikh Bamba Dièye mi nga xam ne moo nekkoon démb ganu émission objection. émission bu mag boobee ak Baye Oumar Gueye Cheikh Bamba Dièye député non inscrit à l'Assemblée nationale moom bokk na ci ñi nga xam ne ñu ngi défendre bu baax a baax député Ousmane Sonko jamono yi ci coow li nga xam ne mu ngi juddu ci wetam kon ñu déglu benn extrait bu ndaw rek bu objection wu ce dimanche monsieur Baye Oumar Gueye qui recevait son député honorable Cheikh Bamba Dièye ñu déglu extrait bi. Le législateur a pensé que lorsque le député fait de l'immunité parlementaire, il appartient à la majorité comme à l'opposition de veiller scrupuleusement au respect de la procédure et du règlement intérieur. Dès l'instant que vous violez, ne serait-ce qu'un article, dans une situation qui interpelle ou qui entraîne la levée de l'immunité parlementaire, vous fondez un doute et vous accréditez la thèse du complot. Si vous nous laissez le soin de faire nos motions préjudicielles, nous pourrons participer à l'éclairage dont les députés ont besoin pour fonder leurs convictions. Si vous le refusez, tout ce que les Sénégalais disent aujourd'hui, en disant que c'est une cabale politique de plus, comme il en a été pour le cas de Khalifa Sall, cette thèse est accréditée, elle est consolidée, d'autant plus que le lundi, quand nous sommes allés en commission ad hoc, où il s'agissait de décliner la méthodologie de travail,
2 principes nous guider. Le premier, c'est l'article 51 qui, dans son avant-dernier paragraphe, nous dit que si l'Assemblée nationale le souhaite, pour tout député sur lequel pèsent des poursuites, l'Assemblée peut demander la suspension des poursuites. C'est une prérogative de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en l'état, si l'Assemblée nationale dit qu'on ne veut plus que le député Ousmane Sonko soit poursuivi, les poursuites s'arrêteront immédiatement. Oui, ça c'est clair, n'est-ce pas? kooku mooy honorable député Cheikh Bamba Dièye di député non inscrit à l'Assemblée nationale nekkoon ganu démb émission bu mag boobee di objection ba tax tey sax journal boo ubbi yaa ngi gis Cheikh Bamba Dièye ci journaux yi tey ci suba. dégg nga loolu mu wax par rapport ak actualité bi. Absolument, parce que xam nga Cheikh Bamba dafa soulever dafa fa baaraamam teg ko ci dëgg gi. xam nga commission ad hoc bi nga xamee ne Assemblée nationale dañ ko formé ngir mën a ñori li nga xam ne moo di kiiraay Ousmane Sonko. foofu lay waxee ne am na ci ay charte yoo xam ne yii bu ñu ca jaaroon topp gi mën naa bañ a am. wala boog itam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kujje gi suñ leen joxoon maanaam possibilité ñu mën a évoquer génnee charte yi nga xamee ne par exemple ci la ñu war a mën a sukkandiku lii lépp kon mën naa bañ a am. dafa mel ne kon cabale politique bi muy wax te nee na tudd na ci Khalifa Sall ne c'est pas la première fois loolu mooy wane ne kon dafa mel ne ñoom liñ bëgg a fànq am na ñu taxaw ne lii fokk mu bamtuwaat ci réew mi te kon loolu tam dafay nasaxal li nga xamee ne moo di démocratie. xam nga Nicolas mbir mi du mbiru li ñu wax ci député yi nii askan wi lañ fi nekkaluñ fi président de la république. parce que ñoom dañ leen a ñoom kenn nommé wu leen dañ leen a élire. te dañoo demoon defi campagne askan wi yaakaar ci ñoom jox leen seen kaddu pour ñu toogal leen fa c'est le parlement. te ñetti pouvoir yi dañoo war a séparer wu. séparation des pouvoirs lañ ko wax législatif exécutif bi ak judiciaire. léegi nag législatif bi mooy ñu yore kaddu askan wi. kooku ab pouvoir la ci réew mi. léegi nag séparation des pouvoirs suñ la falee wala ñu fal ma même bu fekkente ne damaa nekk ci mouvance présidentielle bi lu jaaduwul lu jaadu na. d'accord parce que am na ci ñooñ nag ñoom dafay mel ne bu ñu waxee nangam. li Aïda Mbodj naan am na ñoo xam laaj naa ko Aïda Mbodj. d'accord dinañ ko déglu léegi sax mais gannaaw da nga ne député yi askan wi yëpp lañ fi nekkal kon askan wi it amul xaj ak seen on est d'accord. absolument très bien absolument voilà kon loolu leer na. bu ko defee kon gannaaw Cheikh Bamba Dièye mi nekkoon invité démb émission bu mag boobee di objection ak Baye Oumar Gueye comme tous les dimanches ñu jàll ci beneen invité bi nga dalal ko ci émission bu mag boobee it di jano bi wante émission yu mag yooyu yëpp ñoom dañuy ñëw ginnaaw émission ndekki li ndax moo gën a mag émission yooyu yëpp bu ko defee nag ñu doog cee teg objection ak jano bi du dëgg. ok d'accord très bien kon ñu dem déglu de troisième émission bu mag bi ci kër gi doon dalal sama yaay Aïda Mbodj nekk démb sama yaay Aïda Mbodj tamit yëngal nga ko trop tamit ah. wala laaj naa ko lu ne de waaye fexe na ba génn ci à la fois ba wala kay ne la Aïda Mbodj nekkoon ganu jano bi démb. Maodo immunité parlementaire lu am solo la. waaw lu am solo. te daal foye nañ ko lool parce que gis nga moom. oui moom su fekkoon ni juge d'instruction bi. def na liggéeyam dafay dellu si waat dossier bi mu dem parquet parce que dafay def li ñuy wax instruction préparatoire. te instruction préparatoire mënoo koo def te defoo enquête. oui te moom loolu lañ ko santoon. pour mën ñoo woon kuy x. oui pour mu enquêter. maanaam te pourtant soxla woon nañ enquête boobu parce que gendarmerie dañoo enquête ba ci digg bi ñu nangu dossier bi ci Abdou Mbengue. dañ ko àggul. non seulement nangu nañ ko waaye ñu ngi ruumandaat sax naan est-ce que moom affecté wuñ ko. parce que ñu ngi jàpp ni dañ ko affecté cellule terrorisme. te moo yoroon dossier bi. moo yoroon dossier bi moo ko enquête. enquête bi àggul turam a ngi ci sa ay confrères génne nañ ko barki Demba Ndiaye. turam moo ci nekk. enquête bi nu muy àggee. Sidi Ahmed Mbaye nee na ab avocat ak ab médecin moo ko dimbale mu génn bul fàtte ni couvre-feu lañ nekk. n'est-ce pas couvre-feu lañ ne ay couvre-feu bi day wéyaat puisque ñu ngi ko prorogé waaw ba un mois encore mu ngi doon wax ne kon enquête bi ci boppam dafa doy waar jamono yi plainte contre X ensuite kan mooy X ñu ne Ousmane Sonko la am déet et cetera dossier bi mujjee na compliqué parce qu'en fait ça tient tout le pays en haleine actuellement. xam nga lu tax. bu nekkoon ci dëgg mu gaaw.
maanaam. waaw dëgg du yàgg di. parce que boo gisee yii lëng-lëng yii am. dafa am lu lëndëm ci biir loo xam ne lii dafa mel ne dañoo dëgg teg ci ndëgg sarax goo xam ne gën a nguñu koo leeral. nañu mais ñun ñëpp ay sénégalais lañ xam nga am na loo xam ne lii lu ne fàng kenn du ko jeex. yow nan laa lay mën a dénkee dara. te bu fekkente ne information bu avéré noonu la demee. nga dem ca biir di ko topp ba mu yàgg ma jekki-jekki nangu ko ci yow dem ci leneen. beneen bi ci tegu lu tax ñuy tudd ci ñaar ñoo xam ni ba léegi kenn mënu leen indi ci biir. médecin boobu ñuy wax ak avocat boobu ñoom tamit ay ex lañ ñooy ñan. loolu tamit ba tey leerul di laaj naa ko Aïda Mbodj mu ne ku ko xam. léegi nag en mathématique x moom day nekk un élément inconnu. kenn xamul kan mooy x fii lu toll nii. léegi nag ñu ne ba mu yàgg ñu ne déedéet x bi sax léegi delloo si waat nañ ko xam nañu Ousmane Sonko la ñuy waxal bu dee Ousmane Sonko la ñuy waxal lu fa andi woon x kon. beneen bi ci tegu juge d'instruction bi li Aïda Mbodj wax ne moom ci boppam dafa waroon dem enquête ji ba noppi tam yëf yi waaye dafa lépp na ko xërëb xëpp ko assemblée nationale. te ñoom tamit di mayu ñu leen sax. ci ñu am accès pour mën a xool lan waroon a gën a mën a xool. d'après ni ko Aïda Mbodj waxee kon loolu day mel ne mbir mi su fekkonte ne du deal sax dafay dem a dem ba mu yàgg ñoom ñu mel ne ñoom ci seen bopp yàllaa ngi leen di wëlbati di wone na ñoom. dañoo am lu benn piège buñ bëgg a def buñ bëgg a sampal Ousmane Sonko. léegi parce que dara leerul. très bien oustaz ma laaj la léegi parce que da nga ne léegi dëgg dafay gaaw loolu nga wax. waaw bu fekkonte ne li ñuy wax ni du ay caaxaan. dëggantaan kon passé nañ fi. d'accord léegi lim dëng tax. waaw d'accord léegi gannaaw affaire bi politique na trop. am na nu mu doon demee bu gaawee rek ngeen ne voilà dañoo bëggoon yàkkamti affaire yi mu gaaw taf-tafee nañ ko léegi bu affaire yi yéexee ñuy def step by step maanaam respecter règles yi et tout ngeen ne yéex na kon lëndëm na en fait finalement qu'est-ce que veut le peuple. non mën naa jaar fi mu war a jaar ba noppi gaaw. non waxuma man bu ñu. dégg nga bu baax li ma la wax. maa gën a dégg li nga wax gaawee. ngeen ne dañu ko patamee. oui pour affaire yi kii. oui bu yéexee ngeen ne mais am na lu luus ci biir lu tax. non yéex léegi naka ngeen bëgg mu doxee. non ni ñu bëgg mu doxee mooy bu ñu sote benn étape mais nañ ko jaar ci leeral rek. bu ñu ko jaaree mën nañ ko bañ a sote benn étape jaar ko ci leeral te mu gaaw. mais problème bi li aju ci mbiru Ousmane Sonko bi moo bari. waaw da nga ciy dégg ay couvre-feu. benn médecin benn avocat Aïda Mbodj li mu wax te d'ailleurs journaux yi sax tey jii xanaa yàlla li ñuy wax ne yàlla moom ay pexeem yàlla sax wax du ma wax pexe waaye ndax yàlla sax waaye ak day mën nañ ko firee noonu kenn mënta def pexe mu féete kaw pexeem yàlla wax na ci biir waxam ne ci émission bi ne am na benn SMS boo xam ne bii dafa am benn avocat bu ko doon ci niti gars yi ñi ne ci kaw ñu ko doon envoyé ci far envoyé ko avocat Ousmane Sonko yi xam nga loolu lépp ay mbir la yoo xam ne kon léegi médecin boobu ñu doon wax mooy kan avocat boobu moo doon wax kan ban oto la woon heure boobu nga xamee ne moo doon couvre-feu bi donc yooyu ci boppam moo lëndëmal mbir yi ba nga xamee ne kenn comprendrewul benn gendarme mu nekk ci di enquête ba mu yàgg ñu rocc ko et d'ailleurs terminé wul sax d'ailleurs il paraît que d'après information yi nam liggéey bi nga xam ne waroon na ko def maanaam mbir mi dafay xasaw ay pièges yu ay ndëgg sërëx yu ñu lalal Ousmane Sonko même bu fekkonte ne du loolu ñoom ni ñuy doxalee loolu lay nuru. d'accord Maodo Faye yow journaliste nga. absolument jàpp nga ne journaliste yi ñu ngi def seen rôle vraiment ñu ngi liggéey na mu waree jamono yi rawatina sujet bu mel nii bu amee ci réew yéen a ngi jaarale mbir yi yoon. xam nga là dans ce cas là. dafa am ay. waaw non danaa la tontu. en tout cas dafa am victime présumée. oui ak accusé boo xam ne également dañu ne présumé naka ngeen koy woowee. waaw présumé innocent waaw loolu présomption. présomption d'innocence waaw boobu nga xam ne moom la ñuy taxawal nii xam nga ñun suñu liggéey mooy. les faits. les faits maanaam li ñu laaj. waxuñu ñu dugg ci lu ñu xamul mais faits yi lañ ñu laaj les faits. mais les faits. am nañ droit est-ce que faits yi yor ngeen ko instant bi. mais naturellement parce que. faits yi mu ngi seen loxo mais faits yi nëbbuwul boo demee ba toog ak député kay mu yore ay kayit di wax kay. xam nga ne faits yi mën na nekk lu ñu bind mën na nekk lu ñu wax. mais est-ce que faits yi c'est avéré aussi. mais parce que faits yi c'est avéré kooku justice a koy def. ah voilà donc may laajte ndax faits yi yor ngeen waaw mais xam nga avéré na dëgg la wala du dëgg loolu liggéeyu waa justice la. léegi nag journaliste bi am na droit ci faits yi nga xam ne moom moo nekk disponible ci moom. mu commenté ko. moo tax édito yi di am wala nga joxe si kii nangam def édito. wala nga commenté. mais selon faits yi nga xam ne gis nañ ko depuis que ñu tuumaal Cheikh Ousmane Sonko ba léegi. journaliste bi am na droit joxe def ci benn édito. analyser faits yi. bind papier. léegi nag fa muy mujj nag ci justice ba la ñuy àtteeg le juge ba di dogal kooku beneen affaire la. léegi nag bu verdict bi wàccee nag journaliste bi également am na droit. pas commenter li juge bi dogal. mais am na droit retour ci faits yi.
rappel ci li nga xam ne moo fi amoon ak li daanu. mais faruñu fenn mais mbir mi am na lu muy nuru. waaw kon loolu leer na ñàkkul ne comme dalal ngeen fi démb Cheikh Bamba Dièye dalal fi suma yaay Aïda Mbodj ñàkkul ne Ousmane Sonko moom suñu voisin la ñàkkul ne première sortie médiatique xam naa ne bu génnee ci lii danañu ko jagleel na mu koy defee saa su ne man nag ba ma xamee ne suñu voisin la yàggul Ousmane Sonko tamit dafa ñëw ba fii Sud FM sanc siège am moom itam mu ñëw janok ñoom. léegi bu ko defee nag moom ñëw na ci rajo bi ñaar yoon Baye Omar invité na ko man invité naa ko jano bi. mais dama ne Ousmane Sonko li tax mu ñëw ba suñu siège fi mu nekk daal di janok ñun def nañu problème parce que fu mu nekk ni ñun on est barricadé ni gundi ko waa ko bi yëpp barricadé pour am accès ci siège Sud FM day jafe da ngay amee accès ci bu ko defee moo tax ma ne léegi bu génnee ci yëpp xam naa day traversé tali bi rek daal di ñëw fekk si ci siège Sud FM seen rajo en tout cas lu ci mënti am ñu ngi topp xibaar yooyu bu baax a baax def naa oustaz tey le député yi war a dajaloo foofee ci assemblée nationale am na message boo xam ne daf ma daan faral di marqué bu baax a baax muy message u Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh mu jagle leen ko justement député yi dans ce genre de situation là def naa yaa ngi fàttaliku boobee message bu ngeen dee voté xool leen ci askan wi et cetera def naa bu ñu tollee ci jamono laaj nañu delluwaat suñu xel ci yooyu de. waaw Mame As sax maa ngi yaa ngi may fàttali sama sëriñ bi Mame As Jamil sama turandoo boobu bu Seydi Jamil fan yi ñu ngi ciy waxtaan xam naa sax moom bëggul ma tudd turam waaye muy dalal suñu xel bëgg réew mi am stabilité mu may fàttali lii nga xam ne moo di wëy juróom woowule nga xam ne moo di Mame Alhaji Abdoul Aziz Dabakh li nga xam ne waxoon na ko xam nga loolu bi ko nit ñi dafa nag c'était en 89 su ma juumul xam nga loolu bi ko Mame Alhaji Abdou di wax moom da ko waxoon comme si c'était hier. waaw mais da ko waxu ko woon pour leen da ko waxoon lillahi wa rasuli maanaam da ko waxoon ngir yàlla mbir yi di doxee noonu dafa interpeller suñu foi suñu ngëm yàlla interpeller suñu dëggu interpeller nit ki bañ a wax lu dul dëgg ci kanamu nawleem bàyyi réalité yàlla yi léegi fi ñu toll nii nag jot na sëkk kaddu googu buñ ko tegaatee mais kenn ku nekk yaay dem ak sa conscience parce que voté loo xam ne lii waroo ko woon a voté da nga ko voté waat yomal xiyam c'est clair. am na solo waaw loolu moom waxuma wote foofa ci waaye lépp loo xam li wax nga ko pour daaneel ci nit wala nga yàqal ci nit te fekk ne du dara su dee ku gëm yàlla nga war ngaa xam ne boo duggee ci bàmmeel loolu des na la ko laaj. am na solo kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax dinañ topp yooyee xibaar ak la première radio d'information du Sénégal Sud FM seen rajo merci beaucoup yéen a ngi ci ndekki li émission nandite yi il est exactement 11h34 nanu koy defee saa su ne bu nu accès ci bile waxtu dañuy daal di dem ci WhatsApp ba xool laaj yeeg voilà interpellation yeeg yu ni mel yi gars yi yónnee sunu mbokk yi ustaas yi kon ñu dem WhatsApp. bu ngeen bëggee bokk ci bile émission mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. asalaamaaleykum Oustaz Maodo maa ngi leen di siyaar leen ñaanal jàmm ak tawféex man dama bëggoon a laaj njiit naka la war a mel maanaam bu ma nee njiit képp koo xam ne nag jiite nga dara rek ban jikko nga war a yor parce que dañoo gis fii ci Sénégal daal njiit yu bëri daal nooyuñu maanaam dëgër nañ bopp soxor nañu duñu àtte dëgg li leen neex rek la ñuy def ma bëgg a laaj ba xam njiit moom nakal ban jikko la war a am daal maa ngi leen di siyaar baax jaa ngeen jëf. jërëjëf mbokk mi ci WhatsApp bi kon Oustaz Maodo dégg nga laaj bi déjà man damay tàmbalee sax ngir gën a xóotal kii bi lan mooy njiit en fait Oustaz. waaw njiit mooy koo xam ne ki yàlla natt na ko. wala natt na ko ba tànn ko. mbooloo daje mu nekk ci seen kanam. quel que soit degré bi mbooloo mu yore moo xam parti politique la moo xam daayira la moo xam kër la moo xam armée la moo xam gouvernement bi la. moo xam gouverneur maanaam kenn koo xam ne kii rek yow am nga ñu mbooloo mu topp ci sa gannaaw. te gënoo leen ndey gënoo leen bàyyi nag sunu borom a dogal rek. nga jiite leen ñu am ñu lay dékk ay nopp pour déglu la. kooku njiit la. waaw am na it njiit beneen façon njiit boo xam ne bi moom jëmm ji du fi ne waaye xel mee fii ne. mooy ki nga xam ne boo jaaxlee ci moom ngay dem. mu jox la xalaatam kooku sa njiit la. waaye donte doo ko gis. léegi njiit boobee nan la war a mel ci penc mi. bu njëkk bi moom mooy bu mu am benn nopp.
waaw bu mu def lu nit ñëw wax ko rek mu gëm ko. loolu benn njiit baaxul ci njiit. beneen bi ci tegu tamit mooy bu mu yàkkamti. boo nekkee njiit da ngay teey te bul gaaw a agir. ñetteelu point bi itam mooy bu la yàlla dimbalee ba nga nekk njiit itam dangaa war a déglu ay nit yoo xam ne yii duñ la wax lu la neex ndax soxlaa luñ la dara. waaye yàlla rek ak dëgg moo leen boole. kooku njiit lu ne war nga ko mën a am. ñeenteel bi soo nekkee njiit itam ndombal tànk li la yàlla takkal. bu mu dem ba rëy ci yow ba gisatoo ko di dem di jëfandikoo sa bopp. maanaam am na ñoo xam nga le pouvoir rend fou. et le pouvoir absolu rend absolument fou. léegi nag loolu pouvoir dana ci yóbbu nit. d'accord mais pouvoir ci maanaam ci parce que moom li mu wax. pouvoir ci njiit moom dafa ne njiit de façon générale. waaw mooy pouvoir moom spécifié wul sax ne président wala et cetera mais kuy naan njiit daal. nan la war a mel bépp njiit boo gis am na pouvoir. ndax bu amuloon pouvoir du jiite. voilà effectivement. moo tax ma ne la pouvoir bu la yàlla mën a jox. bi may tàmbali dama ne la quelle que soit nature mbooloo ma mu jiite. yii moom da ko war a moytandiku. beneen bi ci tegu tamit mooy dafa bu fekkente ne ku gëm yàlla la wala ku gëmul yàlla ñaar yëpp benn bu ci nekk nay jiital xelam tey mu jël xolam. ndax xol bu nekkee ci place su xel. réflexion day naaw. waaw. xol bu nekkee ci place su xel rek réflexion naaw. waaw parce que fan waroon a xalaate léegi yow sa yittee fa nekk ak sa jëmmu. déggal loolu. kooku xol ba mooy wax léegi mais xel ma taxaw na. léegi nag fa xol ba waroon a nekk xel maa fa war a nekk xol bi door a ñëw. léegi nag boo ko intervertiré. loo defeti musiba lay doon. est-ce que beneen bi ci tegu itam mooy njiit du xeebaate. njiit du xeeb. déedéet ndax ci ñi nga jiite boo demee am na ñu la gën. quand même. parce que mbooloo moo gis. ñekk ko jiite ña mu jiite am na ku ko ca gën te yàlla dëxañ ko ca mbooloo ma te xamu ko. est-ce que waaw. mën nga sax seefu nit fekk moo la gën. donc loolu lépp nag njiit da ko war a bàyyi xel beneen bi ci tegu tamit mooy bu muy gaaw a mer. wala bu dee nit kuy mer itam nay fi xawal nu muy jéem a maîtriser meram. waaw parce que boo amee doole am pouvoir. soo meree def musiba di. léegi nag bu fekkente ne seytaane dafa naan sa xel ni ma amee habitude di ko wax. da ngay dem ba yow boo meree da nga naan waa ji du sama morom yow kay du sa morom ndax yaa ko jiite. léegi nag kon njiit du gaaw a mer. déedéet njiit du gaaw a mer te même bu ko mer bi dikkalee. war na am kattanu maîtriser boppam. ba yàlla bëgg ci loolu. ndax dañu wax ne jàmbaar. di ko am doole yonent bee ko wax. ñu tooñ la nga am sa mer googu rek gaaw fayu. jàmbaar mooy ki nga xamee ne bu meree ba mën a fayu. maîtrise bi muy maîtriser boppam. koo koy jàmbaar. waaw am na solo loolu nag bokk na ci li nga xam ne jàng naa ko ci fan yi weesu du ma la wax fan laa ko jàngee nag. waaye jàngal nañ ma bul di gaaw a mer. jàngal nañ ma léegi del am maîtrise. del kii dafa am nag fu ma jaar léegi nag loolu yëpp maa ngi ci góorgóorlu. waaw mais xam nga bala ngaa gis njëriñ kii rek nag léegi nag xoolal dama naan di observer. bala nga cee xam dara nga dem ba ci kanam ngay gis njariñu kooku lim la wax. tout à fait parce que koo gis mu def jëf ricc ko. ba mu koy def tere woon nañ ko waaye daal lan. koo gis mu ne su ma yëgoon. waaw ba mu koy def am na lu ko tere woon. mais du koo dégluwul woon. c'est sa conscience. parfois nag sa xarisa maanaam sa bëgg-bëgg. sa bakkan sa daraja. ñaare daf lay jaral nga résoudre problème bi dans l'immédiat. et tous les problèmes yi nga xam ne dafay dal nit. dans l'immédiat boo ko résoudre rek am problème. il faut nga bàyyi mu dérouler. nga xool avec le temps. xool affaire yi nu muy demee. réfléchir am ñooy waxtaanal. ne man kët xaaral ma seeti diw ba xam lan la ma cay xalaatal yooyu nag boo ko boolee. ren di nga seytaane. laissez le temps au temps puisque le temps est le meilleur juge comme on le dit souvent. merci kon mbokk mi ci WhatsApp bi ñu dem ci ñaareel ba ca WhatsApp. asalaamaaleykum wa rahmatullah Oustaz Maodo ñu lay ziar ak Nicolas ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. waaw man la ma amoon benn laaj ñi nga xam ne dañuy mbubboo diine ay jullit lañ. waaw te fu li sam war a nag danga leen fay gis fekk la ñuy wax yëpp du dëgg si ñoom ñu ngi ci yeneen mbir comme nag formation wala góor jigéen affaire yooyu et cetera waaw ñooñu noonu di def loolu lan mooy seen atte ak lan la leen yàlla préparé ëllëg jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk mi ci WhatsApp bi ñaareel bi kon Oustaz Maodo dégg nga loolu laaj la buy faral di dellu si nag. waaw xam nga kii mbubboo li nga xam ne nekkul ci moom du ko. wax ji kay leer na su may mbubboo woo ne lii moo nekk ci man ma koy mbubboo woo te newul ci man. kon nekkuma ko. parce que dama koy mbubboo woo. c'est-à-dire que dama ko def benn prétexte. waaw pour man cee jaar pour am dara. su ko regee kooku yàlla du leen yàlla boolewu leen ci ñi mu ne ñoom jàpp nañ ne gëm nañ ko parce que gëmuñu ko. de deux mooy ay naafeq lañ.
waaw parce que kanam gi nu wone bokkul ak gi nga xam ne moom la ñu wone ci maanaam li ngay woote nekkul ci yow. kooku ci munaafiquna yi lañ bokk. kooku képp koo xam ne kii image bi ngay wone nii jaxran pour nit ñi gis la ci mbooloo mi comme ni ko mbokk mi waxee nga am fa dara sol li nangam fekk na yow nangam ak nangam kooka ci naafiq yi la bokk. naafiq yi oustaz nag loolu nga baal ma mais jafe na ràññee de. waaw mais yàlla moom xam na ko yonent bi sax mënu ko woon a xam ca Madina di yàlla ko feeñalal na ko sa gaa yi am na ci ñoo xam ne ay naafiq lañ léegi nag naafiq yooyu nag fii dara yàlla am na lu mu leen digal yow man xiyaam ñe safara ca suuf li suuf foofee ñoom foofu lañ am kër yàlla ci yàlla musal léegi nag problème bi mooy nit ki daf koy nuru lu ba nga xam ko ci moom wala yow mi ko yaakaar ne daf koy nuru lu yaa juum parce que nag nuru lu naqaree lijjanti la. quand même waaw pour nga xam ne kii dafay nuru lu waaw wala déet. waaw loo ci xam yow. da ngaa njort rek. su fekkee ne nag da ngaa dem ba am ci yaqiin bu keroogee la yii ma wax door a ñëw. mais man nga nag am xel mu ñaaw rek daal ne bon sa waay lu ñu wax ci diine nangam ak nangam mais gëmu ko. nit kenn du na ko gëmoo. ndax gëm problème mu xol la. ci biir nit ki la nekk. moo tax ñu wax laa ikraha fi diin. xam nga nit ki lu muy def. nañ ko bàyyi ba nga xam ne dem na ba am ci conviction. ba mu wér ko mu door cee tabbi. la foi elle est personnelle ba noppi dafa nekk lu interne loo xam ne lii pour nga desale ko yàlla rek ko man yow awuma sañ-sañu ne la Nicolas gëmoo yàlla su ma ko defee rek def naa bàkkaar waaw lu ma ci xam kon loolu bàkkaar la oustaz bu réeré mais parce que maa ngi lay atte te xawma la est-ce que de deux même bu fekkonte ne loolu am na sax mais yàlla dafa ma manduloo ci yow gis nga ñaari extrémité yooyu yow ki nga ne ko nit nga xool ko ni diw gëmul yàlla wax gënu ko rëy parce que d'abord duggoo ci xolam te moom waxula ko atte nga loo xamul bu fekkente ne acte yi muy posé ci nga ko bëgg a atte ba ni gëmul yàlla yaa ngi jum ndax yàlla dafa bari ay nit te xamuloo beneen bi ci tegu même bu loolu amoon ku la ko waxloo quand même am na solo def naa foofu la laaj bi yem laaj bi des na de desul beneen waaw des na am na leneen lu mu ci teg waaw nee na loolu ñu naan góor jigéen ak franc-maçon donc xam nga dafa nekk ñaari éléments yoo xam ne yii ñaar yëpp benn baaxu ci wala boog benn bi moom du ma ci tudd parce que man problème mu góor jigéen moom dama cee mosoon wax ci réseaux sociaux yi ne wax dëgg yàlla mbir la moo xam ne man nañ ma ci dimbali laay war a suul yi parce que man dafay teey sama xel daf may wàcculoo man maanaam dafa nekk doo ci wax waaw man daal nañ ma ci dimbali la ca sunu borom di wax nun ñëpp xam nañ ko teg ne léegi nag franc-maçonnerie yi dafa nekk benn genre mbir boo xam ne bi man comprendre ma leen parce que doo xam fu nekk doo xam boo demee sax ñi ngi may déglu xam nga man xaw ma leen te it wax dëgg yàlla su fekkente ne daal nekk na loo xam ne lii mbooloo moo xam ne mii la ñuy def dëppawul ak li yàlla tëral ci téeréem bii loola day daal di nekk loo xam ne li daganul après ñun li ñuy dégg ci loolu franc-maçon bëri na mais au fond est-ce que xam nañ bu baax lan yan genre organisation en fait dañ ci am njott nii rek mais xam nga dañoo am ay symbole xam nga am nañu am ay ndaje yu ñuy def am seen benn objectif bu ñu viser am tamit benn vision bu ñu am ci àddina bi et cetera mais loolu lépp amul problème li ci am solo mooy bu fekkente ne dañ ko def contraire li yonent bi wàccee woon loola moom dootul nekk loo xam ne lu mën a taxaw ci kanamu l'islam lay doon léegi nag la ñuy def ñoo xam digganteeg seen borom la waaye daal araam gi moom mi ngi aju ci la ñuy def su nekkee le contraire ci li alxuraan wàccee te njort naa ne sax contraire bi la ndax ñoom daanaka la ñuy def la ma ca jot a dégg lu ci bëree bëri dëppwul ak alxuraan kon loolu dama naan daganul kon loolu am na solo mais jërëjëfati mbokk mi ñu dem ci ñetteel ba ca WhatsApp. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziar Oustaz Maodo Faye ak Oustaz Mbacke ak Oustaz Nicolas ñu ngi ziar ñëpp di wax di rafetlu si émission bi daal macha allah ñu ñooy yokk xam-xam bu baax a baax waaw incha allah amoon naa benn laaj rek mu bëggoon leerlu ashaabul kahfi. waaw dafa fa la yem d'accord waaw est-ce que di nga ko mën a tontu comprendre naa li mu wax waaw ashaabul kahfi ay nit lañu woon xam naa du xaj ci émission bi yoo xam ni ay ndaw lañu woon waaw ñu tënk ko yoo xam ni fa ñu nekkoon di fa dund jubóowuñ woon ak kilifa ga nga xam ne moo fa nekkoon ndax seen imaan pour ñu rawale ko il a fallu que ñu def xeetu gàddaay pour génn foofu dem waaye nag lim ba maanaam bu ne ashaabul kahfi ab lim la woon waaye nag lim ba ni ko alxuraan indee ci téere bi mënoo xam ñaar lañ wala ñett lañ ndax da ci am ñoo xam ne ñi ba ñuy tàmbali dañu sa yaquluna salaasatun am na ñu ne gars yi 3 lañu woon ba ñuy départ
raabi'uhum kalbuhum ñu ne déet ki leen ñeenteel mooy seen xaj ba ñu ne quoi d'accord am ñeneen ñu wax ne wa yaquluna xamsatun am ñu ne déet juróom lañu woon kët xam nga kon léegi werante dugg na xaar am ñu ne kon saadisuhum seen juróom-benneel ba mooy kalbuhum rajman maanaam seen xaj ba bañ àndaloon mooy seen juróom ñu ne bil xay bi ñu ne déedéet am ñeneen ñu wax ne wa ashabul kahfi juróom-ñaar lañu saban wa saaminuhum kalbuhum xam nga kon léegi ñii ne nañ 3 ñii ne nañ 4 ñii ne nañ 7 ñii ne nañ déet duñ 7 8 lañ yàlla rek nag tong cundum moom moo xam waaye ndax alxuraan dafay dem bam ne ko xul rabbi alam bi iddatihim maanaam alamu ji mooy yàlla képp dong cundum moo xam waaye nag am na ñeneen ñu leen xam waaye dañoo bariwul waaw maa ya'lamuhum illa xalilun am na ñu leen xam waaye xëy na la leen xam bariwul ñu nekkoon nag ñoo xam ne ñi yàggoon nañ fa ñu nekkoon saar woowu nag bu duggee ci saar wi nag lu ne yàlla wax na ko ci daanaka lu bëree bari fa la waxoon yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko bul wax wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan ila an yasha allahu wazkur rabbaka door a ñëw maanaam bul waxati dara te waxoo ne insha allahu ba noppi danaa def dara suba yàlla na ko Muhammad mukk na jeex parce que mbir yi ci loxo la yàlla dëgg la newul ci loxo yonent bi dëgg la waaw yàlla nee na koo sax ci alxuraan mbir yi sa yoon newu ci dëgg la waaw yàlla rek a xam dëgg la danaa dem suba ci talaata ji ngaay mexe waaw yàlla ne ko xanaa bu ma neexee moo tax mu ne ko wala taqulanna li shay'in shay'in ji dañ koo boyal lu mu mën a doon inni fa'ilun zalika xadan mooy ëllëg illa an yasha allah waskur rabbaka nag isa nasita maanaam yow daal li ma lay digal daal mooy loo fi waxati day fekk mu dépendre ci man ci sama bëgg-bëgg mon bon vouloir mais donc inshallah boobu dafa am solo parce que man mës naa toog ci antenne bii la oustaz di waxtaan ak yow am na lu ma waxoon rek dóor penalty ne xoolal suba dinañ def lii dinañ def le balaa may jógee ci micro bi rek su ma yaay yónnee ma message ne ma waxal inshallah léegi loolu mooy maanaam man maa ngi tërërëri rek en tant que jeune homme di dem mais dafa am solo kon waaw mais déet amul dafa am solo yàlla ci boppam moo bëgg kuy wax inshallah parce que lépp dafa nekk ci moom gis nga ci saar woowu yàlla mi ngi ciy wax ak yonent bi naan ko buy xam naa ne mbir mi metti na waaye boo bëggee muñ ak dalal sa xel xoolal ci ñi nga xam ne guddeeg bëccëg man kott lañ bëgg a gis wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu lu tax wala ta'mudu aynaka anhum bul dindi sa ay bët mukk ci gaa yooyu nga xam ne ñoom lu baax rek la ñu bëgg waaye boo ko désorienté nag jëmale ko ci ñi nga xam ne nag ñoom turidu zinata hayatu dunya nga xam ne puuxitu àddina bi rek leen yëngal wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'al hawahu wa kana amruhu furuta am na solo bul topp koo xam ne kii dafa téppiral de waaw léegi daal li ma lay ñaan moom yow Muhammad ñi nga xam ne man rek la ñu bëgg ba suba ngoon seeni kàllaam ak yépp ci man lañ ko xoolal foofu sa bët ña ca des nag moom wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina ku fittirlu moom won ko gannaaw xam nga lu tax wattaba'al hawaahu te nga xam dañoo topp rek bànneexu seen bakkan wa kaana amruhu furuta te si ba nëpp ñu ëppal ñooñu teg leen na tege te nga topp ci ñi nga xam ñoo nekk ci yoon wi jub si ci man ndeysaan am na solo oustaz xam naa ne xamoon naa ne bu ñu duggee fii moom noo def moo tax oustaz kaf fi dafa yaatu moo tax ma ne nañ ko tënk rek parce que waxtu bi jot na xam nga gars yi ñu ngi war a jàllale benn kii xam naa prochainement ñu ñëwaat ci très bien publicité yaa ngi war a jàll xibaar yaa ngi war a ñëw kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm oustaz da ngay xaar ndax dañ lay filmer jamono yi donc Cheikh Niass ca Touba ñu ngi koy bëggee Cheikh Niass Touba suñu soppe la DJ Awadi rappeur bi waaw ndeysaan ku ñu koy nuyu am na benn projet bu mu lancé ci benn chaîne de télé jamono yi émission bu am solo ngir mbokki artistes yi ñu ngi ko ci bëggee bu baax a baax taximaan yi nag bëri nañu ay Pape Gueye taximaan Abdourahmane Sow également Tiwawan ñu ngi koy ziar Youssou Diop bu Thiès waaw sa xarit la joxoon naa ko sa numéro de moom ku baax la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar bu ma jotul rek ne ko dama xaw a tëradi maa ngi koy jégalu yow kay wala jot la moom beneen affaire mais kontaan naa bu baax Maodo Samb sa turandoo la mu nga Koungheul Maodo Samb Koungheul ñu ngi koy béggee bu baax message yi nag dañoo xaw a takku comme dap mais ñu ngi leen di béggee dinaa xool nu may recenser loolee yépp bu baax a baax taximaanu Serigne Touba yi Siaka Mbuub maa ngi leen di ziare bu baax a baax yéen itam di ay soppee ndekki li ñoom itam kon nag ndekki li émission nandite yi voilà ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd bi ku nekk taximaanu Serigne Touba nag war ngaa jub de tey jubal déet yow boo tuddee Serigne Touba moom lépp lu ko laal ak ci njub la war
waaye taximaanu Serigne Touba. waaw doy na njub. wallaahi waaw yow koy jubal rek. wallaahi waaw képp. kon nag taximaanu Serigne Touba yi ñu ngi leen di bëggee. ñu ay Baye Fall yu baax la ñu nag macha allah te ñu ngi jub tey jubal loolu am na solo. kon jërë ngeen jëf. merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. merci à l'équipe technique Alioune Barara Socé jërëjëfati. merci au digital Papa Dio. merci à tous les auditeurs qui nous écoutent de Dakar, du Sénégal et de l'international. Ce soir à 19h, vous avez rendez-vous avec le service des sports, comme tous les lundis, pour la rétrospective de ce week-end. Sinon, dans un instant, vous serez avec la rédaction centrale de la première radio d'information du Sénégal, 12h la grande édition en français, 13h le Wolof, et puis 14h, vous serez avec Abdelaziz Koulibaly. Très bonne journée, bon appétit, n'oubliez jamais, visez la lune, c'est important. Merci aux sponsors, merci à tous, et à demain. Jaa ngeen jëf.